waaw ok kon balaa ma koy balaa may tëj waxtaan bi tënk point yi ma wax ci wolof dama fàttali sama bopp ak ñun ñëpp ne suñu diine baat yi ci jiitu mooy baat yoo xam ne dañu sant ñu jàng iqra moo jiitu ci loolu ba pare ci biir baat yooyu itam ñu wax ñu ne yàlla moo ci boppam moo ñuy jàngal ñun doomu aadama ndax dafa ne allama bil qalami jàngal naa leen ci kalam ci ngeen utiliser seen loxo pour bind allama linsaana maa lam ya'lam jàngal na doomu aadama loo xam ne xamu ko ma jëlee ci loolu ñaari yëf benn bi ma ci jëkk jëlee mooy ñeenti yëf benn bi ma ci jëkk jëlee mooy ni suñu diine dañu war ko bàyyi toujours xel ne loolu moo ko tabax xam-xam ak jàng moo ko tabax ak sant ñu jàng sant ñu yokku di yokk toujours ci xam-xam ñaareel bi ma ci jëlee woon mooy ni gannaaw suñu borom dafa ne moom ci boppam mooy jàngal doomu aadama loo xam ne ni xamu ko woon doomu aadama li ko wutaleeg bàyyima yi dañu am seen matu bopp gaynde su xasee ba mot gaynde mot na gaynde yem na foofu qualité wu gaynde yépp mi ngi ci moom fu mu gis béy fàdd wala yeneen doomu yeneen animaux donc loolu moom li mu waroon nekk na ko mot na évolution yem na foofu doomu aadama moom évolution day continuer toujours évolution bu open ended la bu ubbeeku bu continue te lii indi continuation wu évolution mooy ci xam-xam humanité wu 17e siècle ak humanité wu 21e siècle duñu benn li tax duñu benn c'est pas que dañu am changement physiologique wala dara nit ñi benn lañu na nit meloon 17e siècle noonu la mel nii waaye li indi changement te changement bu important mooy xam-xam bi yokk ci doomu aadama mu mel na doomu aadama dafay yokk toujours di yokk toujours ci xam-xam te loolu mooy baatu bi yàlla santoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dee ko ñaan del ñaan toujours rabbi zidni ilman yàlla sama borom yokk ma ci xam-xam waxul yokk ma maalan yokk ma ci alal wala ci leneen dafa ne yokk ma ci xam-xam donc responsabilité doomu aadama rawatina responsabilité jullit bi nga xam ne bi dégg na baatu iqra mooy toujours ngay croître toujours ngay yokku te yokku boobu yaa ngi koy yokku ci xam-xam léegi ñu ne léegi ban xam-xam mu diine wala boog ndax am na beneen xam-xam man ne leen wax jooju wax séparer xam-xamu diine ak beneen xam-xam dafa mos a am ci monde islam parce que monde islam bi mu commencé développé xam nga monde islam dafa commencé rek diggante Makka ak Medina après muy yaatal ba occupé péninsule arabique yëpp après muy yaatal ba nga xam ne bi jamono boo xam ne bi moo occupé woon na li ëpp ci àdduna dem ba Inde dem ba Chine expansion boobu mu amoon daf ko yóbbu mu nekk en contact ak ay centres yoo xam ni ay centres xam-xam dañu woon parce que arabe yi nga xam ni recevoir nañu alxuraan indi expansion boobu amuñu woon lu dul alxuraan boobu ak seen diine alxuraan ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu amoon moo doon seen am xam-xam ya gën a sophistiqué du woon te ñoom ci yeneen xeet la woon mi ngi woon ci perse yi mi ngi woon ci indien yi mi ngi woon ci grec yi ñooñu ñoo développé woon ay sciences yu mel ne médecine astronomie mathématique yooyu yëpp développé ñu dajale ko ci turu philosophie parce que soo daan wax philosophie loolu yëpp soo ko boolee philosophie la léegi mu am werante parce que philosophie soo ko déggee mooy bëgg sagesse xaw ma sagesse noo koy waxee ci wolof xam-xam rek nañu wax xam-xam mooy bëgg xam-xam philo mooy nga bëgg sophia mooy xam-xam ñu ne waaw ñii nga xam ne ñi dañu am benn xam-xam boo xam ne bi tuddee nañu ko bëgg xam-xam lu ciy suñu yoon ci seen xam-xam ñun ñi ngeeg alxuraan ñi ngeeg exemple suñu prophète bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu lu ñu doy lu ñuy toppatoo ñoo xam ne ñi tuddee nañu seen bopp ñi bëgg xam-xam boobu muy benn camp ñu ne ñun matal nañu dañu waroon am nañ ko mooy suñu alxuraan bi moom la ñu am mu am beneen camp boo xam ne mu leen ne léegi xam-xam fu ngeen ko mënti fekk daf leen di yokk
xam-xam du rek xam-xamu ma tari alxuraan ma tafsir ko ci biir ma génnee ci fiqh génnee ay exemple et cetera ñii nga xam ne ñi doomu aadama lañu te génnee nañu yeneeni xam-xam fàttaliku leen ne hadis daf ñu wax ne jullit bi fu mu fekk baatu xam-xam na xam ne moo ci ëpp droit ku nekk ak fàtteku leen baat boo xam ne daf leen ne topp leen xam-xam donte da ngeen war a dem ba Chine xam nga alxuraan new fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam new fa ci arabi bii la kon su la nee jógeel arabi bii nga dem ba ca Chine xam-xam bi mu la wax alxuraan taxu ko mu koy wax ñooñu nag ñoo mujj a gañe ba nga xam ne bi monde islam jël na science yooyu ca ña ko créé woon développé ko ba nga xam ne bi moom moo ko jàngal le reste du monde moom moo ko jàngal Europe moom moo tabax xam-xamu Europe moom moo tabax université wu Europe yi ñu développé ci 13e siècle boobu nag la bëggoon insister pour wane ne suñu nee devoiru musulman bi la mu jàng waxuñu rek mu jàng xam-xamu lislaam waaye dañu ne rek mu jàng xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ci àdduna ji bi wax na sànq ne société yi ñuy dëkk société wu savoir société yi ñu ngi rawante léegi ci xam-xam bu njëkk dañu daan rawante ci richesse bi nekk ci sous-sol bi xam nga ne sous-solu Japon dara new fa waaye ressources humaines yi ñu am xam-xam yi ñu am investissement bi ñu am par exemple ci informatique moo leen tax a toll fi ñu toll donc rawante bi ci rawante wu xam-xam la ñun nag suñu nekkee ci diine boo xam ne bi diine bi baatam ba ca jëkk mooy jàngal kenn waruñu woon raw ci boobu xam-xam moo tax suñu devoir la ñu xam loolu beneen point bi ma ci tegoon mooy fàttali rek loo xam ne ni mooy responsabilité wu jàngalekat loolu moo tax lii ñu wax ci xam-xam moo tax responsabilité wu jàngalekat responsabilité bu rëy xëy na lenn rek moo mën a niroog moom muy responsabilité wu médecin bi dafay toppatoo yaram yi médecin yi mooy xeex pour taxawu dund contre dee moom moo nekk barrière suñu diggante ak dee moom moo ñuy faj suñu feebar yi gis nga responsabilité toll na foo xam ne fii médecin yi dañuy waat bu rafet serment wu Hippocrate la ñuy waat yéen ci yéen ku ci def medical school maa ngi koy ñaan mu bare ci yéen di nga def boobu ñaan di nga def boobu serment wane ne léegi yow jël nga engagement wu protéger vie humaine foo ko mënti fekk foo gis vie humaine rek war nga ko protéger moo tax nit ku sonn kenn war wala laaj ndagam am nga xaalis am nga loo fajoo et cetera dañ la war a faj parce que loolu mooy responsabilité médecin bi loolu la waat loolu mooy serment d'Hippocrate xam nga responsabilité boobu responsabilité bu rëy la jàngalekat moom fajul yaram yi xel lay faj donc loolu itam responsabilité bu rëy la doomu aadama dana leen wax léegi ni ne toujours yàlla dafa ne dama lay yokk yow sa développement dafa continuer wutee nga ak bàyyi ma yi rapidement ñu daal di mot àgg fa ñu waroon àgg taxaw foofu doomu aadama nag moom dafay continuer toujours di croître te croissance boobu ñi koy indi ci doomu aadama yi mooy ñi nga xam ne ñi dañuy jàngal doomu aadama yi def lu rafet li nga xam ne parents yi def nañ ko fab seen doom indi fii dénk suñu imam Abdou Samad Mbay mi mu leen di jàngal di sol ci ñoom xam-xam non seulement muy sol ci ñoom xam-xam mais muy sol ci ñoom bëgg xam-xam xam nga bëgg xam-xam moo ëpp ci parce que bëgg xam-xam mooy moteur bi nga xam ne bi dina tax doo mën a toog fuñ la taaj yaa ngi wuti livre foo nekk doo wéet su fekkee ne am nga ay livre yooyu jàng loolu mooy responsabilité wu jàngalekat ndax dafay fekk loo xam ne lii motagul doomu aadama bu motagul mu mottali la li nekk ci yow say qualité say faculté potentiel la rek léegi moom mooy jëlee potentiel boobu indi ko ci actualité fab sa xel màggal ko fexe nu mu ko arrosé ba nga xam ne bi sa xel dina mën téye mën a demal boppam mën a jàngal boppam moo tax ma ne diggante kiy jàngale ak ki muy jàngal diggante sëriñ bi ak taalibeem responsabilité ngi foofu bu mag responsabilité wu taalibe mooy sooy ñëw ci sëriñ bi nga ñëw ak sa xel xam ne yow da nga indi ay faculté yoo xam ni responsabilité am la moom mu développé waaye su fekkee ne da nga ñëw ne ko léegi man bëggatuma sax
utiliser sama xel dama bëgg nga xalaatal ma kooku ma ne loolu mooy contradiction bi gën a rëy parce que contradiction boobu dafa annuler jàngale su fekkee ne li ngay sa outil bi ngay jàngee muy sa xel loolu nga bëgg ne damay taqalikook moom taqalikook sama sago ba pare jàngal ma nekkal sama sëriñ kooku amul sens sago ba ca boppam lay cultiver loolu la jàngale ji cultiver kon boog mënuloo taqalikook sa sago ba pare naan léegi dangay fexe ñu jàngale léegi foofu laa yeggee ci nga xam ne bi moom laa bëggoon tëjee waxtaan wi ndax xam naa ne ngeen waxtaan ak man posé ma ay question su ma ci mënee tontu wala su ma ci samay mbokk yi dimbalee ñu tontu leen ci yooyu kon mu mel na sama waxtaan wi yëpp moo doon wane relation bi am diggante daaral kaamil bii ñu nekk nii te ngeen ñëw fi di jàng alxuraan ak yeneen daara yi ngeen di dem par lundi ak mardi yi ngeen di dem suba bu soobee yàlla muy college ak universities yi ngeen nekk. So we are talking about this, the oneness of knowledge. Knowledge is one. There is not such a thing as a knowledge that I'm going to consider as sacred and a knowledge that I'm going to consider as worldly. Because any kind of worldly knowledge could still bring you back to the knowledge of God. And I would like to give you one example. As you know, our beloved guide and leader, Serigne Mamor Mbacke, who will be coming inshallah next July, as he always does, to visit in New York, has put together this university, Cheikh Ahmadou Bamba, in Senegal, where you precisely have this alliance, this connection between the learning of Ulumuddin, the sciences of our religion, and also the learning of all the skills that are necessary for us Muslims to hold our position and to be present in this world of knowledge. We need to do both, and this is the path that is being followed here. So I am proud to say to you, and honored, that I'm not just talking as the professor who comes from Columbia University, but also as the dean of the Faculty of Humanities of the University Cheikh Ahmadou Bamba. Yes. My second point is just to tell you the reason why I decided to have this conversation with you, because my main point to you was to say you have to be excellent here in the Dar al-Kamil in your learning of the Quran, and you have to be excellent there in your colleges and your universities, because that is exactly how you are going to translate what you learn here in what you are learning there. And I thank you very much, and I pray God that this becomes what you are going to do when you go to your colleges and universities, inshallah. Thank you, Professor. Thank you. Barakallahu fika wa jazakallahu khair. Kon képp koo xam ne am na laaj bu mu bind na ko jox ba. Before we proceed, I forgot. Let me. I forgot to mention. He just he alluded to it as the dean of the University Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Mamor Mbacke opened 2 years ago a university in Ndam, and during all the period that it took him to open the university, Professor Bashir Diagne and Professor Mamadou Diouf, his colleague at Columbia University, they are the two person who led the scientific committee of that university. So thank God Sayyid Mamor have been able to open the doors of the University Cheikh Ahmadou Bamba, and as he mentioned it a little earlier in his closing argument, he is the dean of that university.
So, which was something I completely forgot to mention. And I'm gonna give the floor to, if you have a question, but I have one question somebody sent me through my phone here, and he wants to know what do you think as a college professor and a scholar, what pedagogy should be used or construct to make the youth accept the African youth, especially in particular Senegalese, who struggle in two cultures. Kii dafay laaj moom nee na ma laajal ko professeur ban pédagogie maanaam ban yoonu njàngale la ñu war a jël pour maanaam fexe nu muy def ba islam xale yi nekk fii nga xam ne xale yu africain la ñoom yooyu particulièrement sénégalais yi jeunesse bi naka la ban façon njàngale la ñu war a ban xeetu njàngale ban pédagogie lañ war a topp pour mën a fexe ñoom ba ñu nangu islam ndax dañoo nekk ñoo xam ne que dañu nekk ci ñaari culture africaine bi ak culture américaine question bu njëkk bi loolu la. If anyone else has a question, you can write it or give it to Bashir Fall here, and then maybe you can take the mic and ask your question. So amee ku am lu mu bëgg laaj either in English or Wolof or French, we'll take all questions. Okay. Yeah, he'll take one question and answer the question and then take another one. Okay. Thank you. So shall I answer this one? Yes, sure. First. Okay. He asked his question in English? Yes. Okay. No, français la moom. Français la wax. Yeah, he sent it for me. But you can answer it in Wolof. Waaw. You can answer it. Waaw ki ni léegi pédagogie bu ñu war a adopté pour mu wóor ñu ni suñu xale yi nekk fii nga xam ne yi dañu nekk xale yoo xam ni dañu nekk ci diggante ñaari culture Sénégal ak culture fii dinañu topp seen diine ba pare itam bokk ni ñu war a bokkee ci dëkk bi nga xam ne bi ñu ngi fi réponse bi may joxe mooy ñun ñi fii ñu toog suñu doom yaa ngi nii toog léegi la ñu doon jàng alxuraan léegi la ñu tari ba pare ba ñu jullindoo ñun ñëpp ma soog a door waxtaan bi kon boog loolu mooy li ñu war fexe ba nga xam ne bi jàngale suñu diine jàngale ko nag de la manière la plus intelligente qui soit parce que da ngay xam ne xaleelu léegi yi da ngay mën a wax ak seen xel moo tax ma insister toujours tout à l'heure ci xel am na façon jàngale yoo xam ne yi ay kaza wa kaza yenn waxin yoo xam ne yi kooku kenn du ko wax ak nit ñi léegi dañu war a am attitude intelligente suñu religion bii ñu am religion wu xam-xam la insister naa ci loolu religion wu raison la da ngay mën a jàngal nit ñi wax ak seen raison wax ak seen xam-xam loolu mooy mën a tax ba ñu fonk ko xam ko dégg ko parce que dañuy jàng yoo xam ni ay jàng yu xóot la yu exigeant yoo xam ni dafa laaj ci ñoom intelligence analytique ak intelligence synthétique yoo xam ni c'est très important su fekkee ne léegi am nañu sentiment que foofu utiliser nañu seen xam-xam ak seen xel bu baax de manière intelligente et analytique et synthétique ba pare yow soo waxee waxu diine nga leen di wax loo xam ni li franchement ay lépp laak ay raconter ay miracle ak ay yooyu da ngay mën a wax ak intelligence su nit ñi da ngay xam ni nit ki xelam ngay waxal xolam itam di nga wax ak moom waaye fokk mu jaar ci xelam donc il faut ñu am benn pédagogie intelligente ci suñu religion fexe noo xamee ni bi xale yi ni ñuy déggee seen religion du ñu am impression ni dafa am une séparation radicale que fait suñuy jàng ci collège yeeg high school yeeg universities yi dañ leen di laaj ñu intelligent et que fii dañ leen laaj rek ñu gëm rek di tari rek di dem sans réflexion donc capacité wu réfléchir il faut mu nekk ci ñaari domaines yëpp noonu la ñu war a jàngalee kii parce que xale yi à ce moment-là du ñu am sentiment wu division parce que ils sont pleinement américains
ala kulli haalin loolu la yàlla dogal. Ils sont également pleinement sénégalais loolu mën nañ ci góorgóorlu fexe itam su boobaa ñu xam seen dëkk loolu du ci wàññi dara. daa mel ne laaj bi dafa am man lu ma ci tëb yónnee waat na ma léegi message di ma ko fàttali vérité absolue maanaam dëgg bu amul benn ñu koy waxee masla waaw jërëjëf dëgg bu amul benn masla naka la ñuy def ba ñu nangu islam ne moom mooy dëgg bi nga xam amul benn masla waaw kooku da nga leen ci jox ay firnde ak ay exemple gis nga pour tontu boobu question damay utiliser démarche bi nga xam ni moo doon démarche kenn benn jàmbaaru islam benn borom xam-xamu islam xam ngeen ko sax xam naa muy Abu Hamid al-Ghazali toll na ci islam surtout ci islam sunni noo xamee ne bi hujjatul islam lañ koy wax ne ko yow yaay preuve islam gis nga al-Ghazali nekkoon na professeur bu mag nekk ci lu raw Columbia boobu jamono mi ngi jàngale lu ñuy wax nizamiya wu Bagdad balaa nga fa daan jàngale da ngay fekk nga xam ni bi sa xam-xam wóor na terewul bés mu ne waaw man li nga xam ne bi nit ñi ñu ngi ñëw fii ku ñëw rek laaj ma benn masala ma tontu la li may tontu fan laa ko jëlee vérité boo xam ne bi vérité wu li may wax nii lan moo ma ci wóor est-ce que mën naa am certitude boo xam ne bi atteindre naa vérité absolue boo xam ne bi may na ma mën sañ taxaw naan nit ñi laaj leen ma su ngeen ma laajee dinaa leen tontu bi mu amee boobu doute nee nañu daf ko feebar ba nga xam ni mënatul sax wax il a fallu mu bàyyi fa chaire enseignement wu théologien boobu théologien acharite la woon daal di dem ne ma ngay wuti vérité absolue vérité boo xam ne bi su ñëwee ci yow dootoo am benn sikki sàkka ne dëgg la xam nga mën nga werante ndegam lii dëgg la am dëgg du dëgg ndax sa bët mën na la nax soo xoolee weer wi dafay toll na bal waaye xam nga ne ëpp na ko fuuf bien que xam nga ko ci sa xel sa bët dafay continuer di ko gis ca nu mu tuutee de la même manière mën nga jàpp sax ay vérité yoo xam ni ay vérité mathématique la mais nga am noo ko weddee science dina évoluer dinañu jàpp ne lii mooy dëgg ci science ba ëllëg ak si biir beneen scientifique ñëw ne la loolu du dëgg ñu daal di ko remplacer kon boog da ngay jaaxle ni est-ce que doomu aadama mën na trouver vérité absolue vérité boo xam ne bi non seulement da ngay jàpp ne dëgg la waaye amul benn sikki sàkk mu ne noonu mu wutee ba wut dem ba nga xam ni mënatul wax nee na foofu la ko yàlla dimbalee ba nga xam ne bi dugal na leer ci biir xolam xam nga soo ne dem na ba jaaxle ba nga xam ne bi dugg na ci perplexité boobu xayra ni ko sufi yi di waxee nga état wu xayra mu xamatoo foo mën ci dem nee nañu soo tolloo ci boobu état day mel na sa jëmm ci boppam dafay nekk ñaan yàlla pour mu génne la ci dootoo sax soxla ne yàlla kat maa ngi lay ñaan nangam sa jëmm ci boppam ñaan na ko déjà léegi jëmmam boobu noonu mu ko ñaane la ni yàlla daal di fab sànni leer dugal ci biir xolam vérité absolue boobu nag yàlla rek a ko moom moo koy def ci doomu aadama mu mel na léegi par exemple soo doon kii def yëfu faaleen ba nga xam ne bi lump nga kaani te teyuloo ko soo ko nee saqami di nga xam ne lekk nga kaani noonu la dëgg boobu mel dëgg la boo xam ne bi soo ko amee dafa ànd ak preuve am dafa ñëwaale ak preuve am won la ne non seulement dëgg la waaye mënuloo ko werante beneen dëgg bu nekk mën nga ci am sikki sàkka di seet nu mu demee waaye bii dëgg su fii lañ naan zawq la da nga ko mos du rek loo xam ni da nga ko xam ci sa xel wala sa bët daf la ko may dafa di loo xam ne bi da nga ko mos ni nga yéyee kaani boobu la na ngay xamee ne vérité absolue la léegi nag beneen côté wu li may tontu suñu mbokk boobu poser question bu importante boobu mooy toog rek naan man maa am vérité absolue ñëpp ñu ngi ci réer kooku kuy wut vérité absolue du defee noonu exclusivisme boobu ne ñëpp dañu réer man rek maa am dëgg kooku c'est la chose la plus dangereuse qui soit ndax exclusivisme boobu lañ ñu tere suñu borom bi daf ñu ne su ma neexoon ma boolee leen yéen ñëpp ci benn dëgg bi waaye defewuma ko noonu dama leen def ngeen nekk ay interprétation dama leen def ngeen nekk ay secte léegi su ngeen di def compétition
def leen compétition pas ci xeex waaye def leen compétition ci lu baax lu ngeen di def te ngeen xam ne su ngeen ñëwee nag ci man maa leen di àtte expliquer leen exactement seen différence c'est-à-dire vérité absolue bi nga xam ni moo leen di àtte man yàlla maa ko am xaar leen ba ñëw ci man bu boobaa ma àtte leen gannaaw loolu nag ci diggante bi yéen da ngeen nekk ci monde ixtilaaf mënul ñàkk ixtilaaf ala kulli alin mi ngi fi waaye am na de bon côté nee nañu ixtilaaf ci boppam yërmande kon boog ñu jàppee ko noonu xam ne bien que vérité absolue am na ixtilaaf foog du mën a ñàkk vérité absolue bi ma nga ci suñu borom su ko neexee mu def ko ci suñu xol yi waaye dafa ñu ni xaar leen ba ñëw ci man dinaa leen expliquer à partir de la vérité absolue yéen réfraction wu vérité yi ngeen amoon lan la. jërëjëf macha allah. waaw. Bachir vas-y alors bismillah. How can we understand predestination and free will? Predestination and free will. Right. Well, that is a very important question, the predestination and free will. And actually this was, GB mentioned earlier the difference in the schools of theology in the Islamic world. You had mainly two schools of theology, the Mu'tazilite and the Asharite. The Mu'tazilite were more on the side of rationalism. The Mu'tazilite believed in human free will. And the reason for that is that they believed in God's justice. And they said God punishes and rewards. And in order for God's punishment and rewards to be just punishment and rewards, the human being has to be responsible for whatever he or she does. And for that reason, free will must be granted to him or her. In other words, one aspect of the creation of the human being is that God created in the human being the capacity to say no. You know, angels are always praising God, glorifying God, because that's what they are meant to do. Subhanallah, alhamdulillah. That's what they do. They do not go astray. They have not the capacity to go differently. We were created, and that is what made us the Caliph. We were created with the capacity to say no, with the capacity to go astray. But we were also created with the capacity to repent and to say that we are sorry and to ask for God's forgiveness. And that is the reason why we know the names of God as merciful and oft forgiving. And so that is one school of thought. The other school of thought said, well, no. If you give human being the freedom to do A or B, you are limiting the power of God, because you are saying that another being is capable of choosing to go one way or another, and what about God's decision? So you see how the two schools were putting emphasis on two different names and aspects of God. The Mu'tazilite put emphasis on the name of God about being about justice. So they called themselves Ahl al-Tawheed wal-Adl, the people of fundamental unity of God, unicity of God, and justice of God. While the Asharites said, well, you cannot limit the power of God by saying that the human being is free to act the way they act. Now, is it possible to just say, well, let the Quran decide? One could, if you are an Asharite, you could select verses from the Quran that seem to be putting emphasis on the free will of the human being and the responsibility of the human being. And if you are from the other school, you could also select verses that are on the contrary, insistent on the fact that everything is already decided by God. Historically, this was not just a philosophical and theological question.
it was also a political question. When the dynasty of the Bani Umayyah took power in the Islamic world, when Imam Ali radiallahu anhu was killed and Muawiyah seized power, the Umayyad had done so many bad deeds. They insisted on predestination. They wanted somehow to say that this is just something that God had already decided and written. So they insisted so much on predestination that they asked the ulama who were following them to sort of start saying hadith in a certain way in order to even introduce predestination, the belief in predestination in one of the hadith, defining iman. So this is how the political power sometimes manipulate the text to add something that they want. So you hear a hadith that would say that iman is the belief in God, his angels, his book, his prophets, and in predestination. If you look at iman the way in which it is defined in the Quran, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Nobody says qadr. Nobody says anything about predestination. So one could imagine, because hadith, you have to look at hadith. I mean, there is a science of hadith, so you look at their origin, their silsila, and so on and so forth. One could imagine that at one point it became politically expedient to add the notion of predestination because it would sort of eliminate the responsibility of human beings. It is not my fault, me, Muawiyah, it is not the fault of my son Yazid if Imam Hussein was killed in Karbala. It was predestination. That is something that that kind of attitude actually takes out of the human being responsibility. And as we have said, the fact that the human being is a Khalif comes with so much responsibility that if one had to bet between predestination and free will, I personally would rather bet on free will because it goes with human responsibility and the definition of who the human being is. MashaAllah. sama turandoo Bachir Fall posé na question bu waaw question bu diis a ngi noonu bu xóot dafa wahdatul wujud waaw wax ko moom jëlal micro waaw unicité wu existence wahdatul wujud boobu lu jafe la wax naa tudd naa léegi Imam Ghazali négal ma jaarewaat ko ci moom livre bi ma jëkkoon def allusion bi may waxu ñi mu génnee woon bàyyi cheram jàngaleef yooyu moo doon Munqiz min ad-Dalal, délivrance de l'erreur. léegi question bii nga posé ma seetee ko ci beneen livre Imam Ghazali, Mishkat al-Anwar. Mishkat al-Anwar livre la bu mu bind daf ci tafsir ñaari kàddu islam. benn bu njëkk bi daf ci tafsir verset wu lumière Allahu nuuru samaawaati wal ard. beneen bi ci bi mu paree loolu mu tafsir benn hadis bu yàlla ni dafa am ay voile yu ko làq moom suñu borom 70,000 voile lu lëndëm ak 70,000 voile lu lumière loolu la ci def. mais li mu wax ci loolu dafa ni waaw àdduna si dinañu gis ay lumière ay objets yoo xam ni ay objets lumineux yii ñoo am seen lumière u bopp mu mel na naaj yeneen yoo xam ni amuñu lumière u bopp waaye dañuy jël lumière daal di ko jottali transmettre mu mel na weer wi xam nga weer wi amul lumière u bopp dafay jël leeram dafa jóge ci leneen mu ne waaye li gën a mérité turu lumière
ba tey du lumière visible yi lumière bi vérité turu lumière mooy lumière yàlla rek moo am mu ni nag léegi su lumière boobu mënuloo teg mënuloo ko dandale ak dara ndax jëmmu suñu borom mënatul xajal beneen jëmm soo ne laa ilaha illallah wax nga ne amul beneen yàlla bu dul yàlla xam nga premier déggin bi mooy nga ne yàlla kat amul ñaar amul ñett benn rek la mu ne waaye moom ci fin wu Mishkatul Anwaar mu ne ni ko borom xam-xam yi déggee dëgg mooy amul dara lu dul moom maanaam léegi mu mel na comme nee nga jëmmu yàlla mënul am benn jëmm à côté kon benn jëmm rek moo am loolu mooy mën a ci firi léegi nii wahdatul wujud mu mel na xam nga am na kàddu bu ni kaana laahu wa maa kaana maahu shay'an yàlla nekkoon na te leneen nekkul woon ak moom est-ce que dafa am changement est-ce que dafa am bés boo xam ne dafa jékki-jékki rek mu changé léegi moom mu nekk leneen nekk xam nga leneen mënul nekk ci wetam loolu moo tax philosophie ak yenn suufi yi nekkoon boobu benn existence rek moo mën a am laa ilaha illallah dafa c'est la même chose que nga ne amul benn réalité bu dul réalité wu yàlla donc unicité wu existence ñu jëlee ko ci foofu léegi kon multiplicité fu mu jógee multiplicité bi ñuy gis ñun ñu nekk nii plusieurs wala ñu ni multiplicité bi ci boppam soo ko seetee ba seet ko xam ne en fait ñoom ñëpp illusion la rek dafay résorber wu ci existence bi de la même manière que benn lumière moo mën a am ba pare waaye di refléter wu de manière multiple de la même manière benn réalité moo mën a am benn existence moo mën a am existence boobu di réfracté wu de manière multiple loolu lañu jublu ci waxu wahdatul wujud muy baat yoo xam ne yi xóot na effectivement ni ñu ko